loo mënul boo bëggee fu borom alal yi dëkk nga dëkk te yow amagoo alal ne boo bëggee lu borom alal yi sol nga sol te yow amagoo alal boo bëggee lu borom alal yi lekk nga lekk te yow amagoo alal boo bëggee lu borom alal yi mel nga mel te yow amagoo alal asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni ñoo taamu rajo bi di Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10h jàpp 11h ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission sociale toute la ville en parle dalal maître Bocar Arfang Ndao nekk avocat à la cour nekk tamit leader u parti politique bi lay ñuy woowee jot na ñu daal di fas yéene waxtaane ak suñu invité lépp lu soxal actualité politique bi ak tamit actualité judiciaire bi wante tamit actualité bi nga xamante ni actuellement li ko occupé wala lépp rek dafa daal di laal feebar bile di coronavirus Covid-19 parce que gis ngeen Sénégal actuellement ci bu ñu sukkandikoo ci test yi nga xamante ni moom la ñu jot a def dépassé nañ baaru 1000 testés positifs au Sénégal mu nekk situation boo xamante ni jàpp nañ ni dafa gën a catastrophique en tout cas bu ñu sukkandikoo ci jumtukaay yi nga xamante ni réew mi moom la am pour mën a jàmbaarloo ak xeex bi léegi kon lépp tey ji daañu ko waxtaanee ak suñu invité di maître Arfang Bocar Ndao ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. jërëjëf maa ngi lay nuyu Sabine di nuyu it auditeurs yi ak ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan si live bi ci Facebook live internet bi waaw di leen ñaanal kooru jàmm waaw yow it xanaa koor bee la jàpp waaw koor gi moom xam nga ñu bëri da leen di jàppate buñ ko waxee buñ ko waxul jege micro bi tuuti voilà Arfang nga am parti tuddee ko jot na faaw ñu laaj la tuuti si sa parti boobu jot na exactement lan la signifier lan mooy ay objectif am moo ko tax a jóg. waaw en vérité jot na en fait c'est pas le parti en tant que tel mouvement bi vision responsable du Sénégal la tudd mais dafa am benn moment ñu estimé que vision responsable du Sénégal voilà VRS voilà exactement waaw léegi nag bon dañu waxoon ne ni ñuy liggéey c'était autour du mouvement en tout cas de l'initiative jot na boo gisee du jot na xëy na sigle bi luñ ci jublu mooy ñu xamante ne jot na mais boo ñu xoolee dañ ko bennal defoon ko développement par la jeunesse une option un trésor national donc ñun dañoo yàgg jàpp ne donc développement boo koy construire am na loo xam ne boo ci taxawee pour sa réew mën a yegg foofu option bi ngay jël mooy c'est le développement par la jeunesse parce que tamit maanaam ndaw yi daal mënuñ dem sans ñoom waaw pour réew mi dem kanam faaw ndaw yi bokk ci non si ndaw yi ngay tàmbalee en fait projet bi ngay am projection yi ngay mën a def da ngay obligé nga intégrer si ndaw yi parce que pour man moom mooy première maillon de la chaîne de développement tey boo xoolee comme même fi contexte réew mi toll nii ñi gën a jaaxal ñi njëkk a bloqué mooy ndaw yi nga xamante mënatuñ jàng parce que loolu laal ba ma ne la instant bi sax dafa mel ni réew mi ndaw yi la ñu gën a fàtte parce que les jeunes souffrent voilà moom moo tax ma jàpp ne ni ñuy demee bu dee noonu la tamit war nañ ko mën a gën a améliorer politique nun koy doxalee Sénégal parce que tey duñu faral di dem di ñu wax am démarche en perspective nga xamante ne tey li ngay concevoir yaa ngi koy tàmbalee concevoir pour njëriñ li nga mën ko jot peut-être fii ak 25 ans fii ak 30 ans dama jàpp ne wala ñun dañu jàpp ne suñu leader yi lenn bokk na si liñ leen gàllankoor dañuy bëgg li nga xamante ne da jàpp nañ ne mooy suqali réew mi moom ñu doxal ko tey am si ndam tey inauguré ko tey te projet de développement en tant que tel bu fekkee ne da nga koy jël à l'échelle nationale daanaka maanaam pàcc yi ngay teg pour mën a accéder au développement pour mën a accéder à l'autosuffisance néew na nga mën ko concevoir exécuter ko am résultat yi si biir benn mandat wala ñaari mandat sax mënoo ko am projet de développement bu dëgër mënoo ko à l'échelle nationale maanaam du benn président moo koy mënta ne comme tey ji Ablaye Wade da koy sóob Macky Sall yeggale ko wala beneen président yeggale ko loolu dafay nekk loo xam ne c'est à long terme mais loolu moo mën a nekk boo demee si yeneen réew yi tamit loolu nga fay gis généralement ñi nga xamante ne dañuy bokk vision
nga xam ne dañuy dajaloo ci benn parti. nga xam ne dañ leen di wax soit les gens de gauche. wala les gens de droite day nekk benn famille bokk benn idéologie politique. wala mu nekk les démocrates contre les républicains wala nga dem Angleterre nga am les travaillistes contre ak les conservateurs même boo demoon tey dëkk bu mel ni Israël da ngay gis ne généralement ñaari grande famille moo fay am. léegi nag ñaari grande famille yooyu même bu nit yi bokkul c'est-à-dire idéologie républicaine boo demoon États-Unis président bi ko jëkk a doxal ak ki koy doxal tey éventuellement ñoom ñooy bokk. bu fekkee ne démocrate la tamit tey da ngay gis ne Barack Obama ak Bill Clinton ñoom ñëpp dina am jamono boo xamante ne dafa am lenn lu ñuy bokk parce que cëslaay bi fi ñuy rootee ñoom ñëpp lenn lay doon l'idéologie politique de base moom mooy permettre ñuy mën a projeté wu. nga xamante ne tey boo demoon France dañuy wax ne il faut que les gens de gauche restent au pouvoir wala il faut que la droite reste au pouvoir nga xamante ne ñaari famille politique yooyu ñooy tàmm di xeex. ba tey xëy na président bi ñu am président bu bees Macron moom moo ñëw d'accord aligné wu si ñi wala aligné wu si ne mais généralement on peut considérer que c'est philosophiquement wala boog si gouvernement bi ñu ko ràññee c'était des gens de gauche ñun nag fii loolu amuñu ko. fii moom wax dëgg yàlla problème bi mooy diw moo falu nañ ñëpp màbb dem si moom dem ci moom diw bu fi jugee ñëpp ku nekk jéem a daw nga xamante ne xool noo def mais yow est-ce que Arfan sax yow bokkoo ci ñooñu parce que question boobu laa la bëggoon poser ñu bari dañuy def parti politique uniquement pour rek xam nga yëngu-yëngal kaas fii ñu oo leen xëcc leen jox leen poste ci gouvernement ainsi de suite est-ce que du kaawu Arfan Ndao non xam nga dafa parce que parti yi dañoo bëri Sénégal tamit Arfan waa parti yi dañoo bëri mais bu dee parti politique mën nañ bëri te wute te parce que damay faral yow luy sa particularité damay faral di wax lenn structure boo gis xam nga tey mu mel ni wàllu journalisme wala mu mel ni peut-être poste ministre wala mu mel ni leneen am na luñ ci njort c'est-à-dire structure bi mi ngi fi mais ki koy exercer moom moo koy jox contenu maanaam bi muy am moom ki koy exercer moo ko koy jox tey même fekkoon da nga jël footballeur maanaam ñëpp am nañ xalaat ci footballeur waaye football mën naa soof nit ngir ki koy def donc incarner posture leader politique wala posture président de la république dëgg la am na fu ñu ko tënk am na luñ ci yaakaar mais ki ko doon jamono bu ñu koy natt maanaam kooku moo koy jëmmal bu ñuy gërëm tamit dëgg la dinañu ne gërëm nañ président de la république mais jëmmi ki koy incarné ndax jamono bi ngay gërëm sa président am na kuy xalaat président am kon amul lépp lenn loo xamante ne dafa nekk fenn tënku rek sax fa te mënatut a soppeeku. mais yow Arfan li ma la lay tontu woo ko de est-ce que yow bokk nga ci ñiy samp parti politique uniquement parce que xam nga ni bon Arfan amul doole pour nekk président amul doole pour nekk maire ainsi de suite pour nekk député mais damay samp sama benn parti rek avocat la xam nga yuuxu gauche yuuxu droite ñu ooma jox ma benn poste comme ñeneen ñi ñu koy defee parce que parti politique yi dañoo bari question boobu laa laaj mais tontu woo ma. mais parti politique yi dañoo bari dëgg la mais ñi créé seen parti politique yëpp bokkuñu ci jubluwaay. yow luy sa jubluwaay. mais suñu jubluwaay. mais yow maanaam lan nga def lu tax ñu ne Arfan mi vraiment parti bi bokkul ak yeneen parti yi nga xam ñoo fi nekk. waaw mais loolu. waaw li ci jëkk mooy ndax Arfan ak ñeneen ñi. Maître Ndao ak ñeneen ñi dañoo bokk yem benn. bu ñu bokkul yem mënuñu bokk nañuy defee politique. bokkuñu gis-gis. bokkuñu fu ñu rootee bokkuñu jubluwaay. yow nooy defee politique. politique benn. yow nooy defee politique yow noo fas yéenee defee politique. ni ma ko fas yéenee defee benn mooy. ñi nga xamante ne ñoom laay àndal. pour def politique wala ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci réew mi benn nañu xam enjeu yi nga xamante ne moom ngeen di bokk di ko xeex parce que amul benn nit boo xamante ne mën nga ñëw fekk askan bu toog nga ne ñoom di leen àq ak seen yelleef yëpp man maa leen koy xeexal te ñoom bokkuñu ci loolu amul économiquement amul ma socialement tamit loolu mënta ne. xam nga dañ ma wax ne bokk na ci ni ñuy mandargalee suñu bopp xam li xew jëf li war. kon li jiitu ci politique ci niñ jàpp ñun mooy na nit ci xam li xew xam fi àdduna toll ba pare parce que nekkuñu Sénégal nekkul benn kër wala benn kuréel boo xamante ne ñoom dañuy dund en autarcie maanaam dañoo nekk ñoom kenn. maanaam di am seen monnaie bopp am seen taarix bopp am seen lépp bopp demeewut noonu dañoo nekk ci benn àdduna boo xamante ne lu laal lii lu ci ëpp. buñ ko xamee buñ ko xamul day mujj laal lee. mondialisation daal. mondialisation te mondialisation boobu nun ko jàppee du benn processus boo xamante ne nit yi ñoom ñoo koy tabax processus la boo xamante ne économie parfois moo koy laaj ouverture parfois moo koy laaj mais tey dañuy gis ne am na fu nit ci di toll dañuy amaat benn lu ñuy wax repli sur soi
tey nit yi fu ñu toll nii boo demee Europe lan moo fa xew. repli sur soi moo fa xew Angleterre lu mu def dafa génn Union européenne. tey problème yi am yëpp. dëgg la Union européenne ñi ngi siy wax mais pays bu nekk yaa ngi jéem a fexe noo sàmmee sa waa réew dem bëgg dikk bi nga tere leen ko kon ñi processus communautaire bi nga xamante ne tey lan moo kii ni mooy ba ñu paree deuxième guerre mondiale dañu ne woon réew mu nekk mënul dem di def lu ko neex parce que dem di def lu ko neex moom moo indi li guerre bi moom moo indi taxawaay Hitler ba nga xamante ne tey ñu ne nañuy bokkandoo di xalaatandoo maanaam di sàmmandoo li ñuy wax sécurité bi fa la OTAN génnee après ñu dem ba commencé dugg ci communauté économique européenne après ñu dem ba dugg ci Union européenne fekk na union monétaire nañu jëkk def dem ba nekk Europe des 12 tey ñu dem ba nekk Europe des 27 wala 28 wala lu ko yées comme Angleterre génn na mais ñun tey fan nañu toll ñoom fi tubaab yi génn fi àdduna nga xam ne dem nañ ba xamante ne loolu mënutut a wéy wala dafa xaw a jafe ba Angleterre génn ñun foofu nañuy dugg nu ñu fay duggee mooy lan mooy UEMOA nu ñu fay duggee lan mooy CEDEAO tey carte d'identité CEDEAO yi ñëw na carte d'identité UEMOA ñëw na mais Sénégal yi ngay jiite ñu nekk ci wàllu agriculture ñu nekk ci wàllu mbéy mi ñu nekk ci wàllu napp bi bu ñu xamul loolu xam fi nga jëm mais nan la ni mën a jàppale ci sa politique c'est-à-dire xeex bu ñu war a jëkk xeex mooy def une mise à niveau ci connaissance bi askan bi am ci fi àdduna toll ak ni àdduna doxee ak ñiñ ko bokkal ñan la loolu dafay farata ñun nag temps boobu maanaam mise à niveau boobu xamal nit yi di xew ba pare doog leen woo ci ñuy jëf li war temps boobu ñun dañ koy jël te temps boobu mooy xëy na temps jàngale jël si ni temps. kon yow yaa ngi jël sa temps instant bi yaa ngi waaw parce que li ñu def ni yàgg nañ koo def. parce que tamit kon Arfan mi ngi préparé wu pour nekk député nekk maire nekk président. xam nga nekk député nekk maire nekk président. c'est pas Arfan nag foog nga tontu ma. non loo xam nga yor parti politique lu ma la laaj doo ma tontu. waaw boo ma bëggee dugal fi ñeneen ñi dugg kon danga may yemale ak ñeneen ñi. te bokk nu. mais yow am nga ambition présidentielle comme ça. sama laaj bi leer maanaam damaa wax ne. waaw damaa wax ne képp ko am ndey ak baay am waajur. waaw yow say waajur. bu dul yow sa jëmmi bopp say waajur mérito na ni humanité ni àdduna fàttalikoo tur ñenn ñi. yow humanité fàttaliku sa tur noonu. ci jëf lu baax. kon doomu aadama bu juddu jaar fi nga war a jaar jàng ni nga war a jàng di góor si liggéey si kéemtalaay kàttan amul lu nit di liggéey si àdduna muy président muy premier ministre ba nga war ko jommale sa bopp. kon pour man c'est évident que man sama jëmmi bopp. ak ñi may àndal di politique. bu fekkee ne noonu nañ koy jàppee wala ñi may àndal ci mouvement bi. amul kenn ku ma ci jommale nga mën a nekk président. ndax dama wax lan kon Arfan am na ambition présidentielle. mais ambition présidentielle ñëpp ko war a Arfan jaaral ci digg bi. ambition présidentielle ñëpp ko war a am maître Arfan Ndao am na ambition présidentielle. 2024 damay samp sama ndënd jàmmaarloo même si c'est le président Macky Sall ma taxaw samp sama ndënd. comme moom ni mu amee woon fit ñëw samp ndëndam ba ñu fal ko. ñun moom. waaw dañoo baaxul doon ay. mais ni ngay waxee nii day mel ni ku bëgg a dem rallier APR affaire yooyu. déet xam nga njëriñ ak ñàkk njëriñ nekkul ci rallier APR xam nga nit ci dafa am nu ñu déggee politique ne. politique non foog nga ñëw fu boo da ngay def dara pour am dara politique doo ko defee sax ay sa xaalis su bopp foog nga am fay wéeru. foog nangam foog am poste nekk ministre. maanaam dama gisul lu ci nekk lu gën a valorisant tey nga toog fii man ma toog xëy na toog ma fi en tant qu'avocat mais mu gisuma lu ci gën a valorisant que man ma xëy leen di dem tribunal di daan foofu sama doole gënul valorisant ni nga toog nii di ma laaj ngir askan bi jëriñu donc amuñu nit yi dañoo war a génnee yenn mbir yi ñuy def seen bopp am ay fixation ci kii ministre la kii député la wala nangam fooy jëlee xaalis pour sa ay activité politique sa poche ngay jëlee kii wala dafa am li néew li ma am li nga am te nga xamante ne yéene naa ko ngir mu jublu ci yeete bi ñuy yeete ci laa koy def maanaam si li néew li ma am ndax tamit am na leen loo xamante ne mënaguñ ko waaye jéemuñu ko waaye li ñu bëgg mooy képp ki nga xamante ne toog nañ donte 1 minute la wala 5 minutes waxtaan ci wàllu politique maanaam waxtaan bi ñu siy waxtaan nga jëlee si loo xamante ne yow sa bopp di nga xamante ne jommuloo doon kii jiite réew mi ëllëg ba pare soo soppi ni ngay doxalin ba mën a soppi ñeneen léegi nag dama ne au royaume des aveugles les borgnes sont rois donc le premier combat bi ñu war a xeex mooy sortir du royaume des aveugles waruñu tànn nit njiitu réew tànn ñàkk pexe da nga war a gis ay kàngam ay nit yu ñu doyloo ñu ne ñii kon dañoo tànn Macky Sall ñàkk pexe
waxuma xam nga le débat. Macky Sall dañ ko tànn ñàkk pexe 2012 loolu nga bëgg a wax. déedéet bu fekkee ne tey tamit dañoo bëgg a delluwaat si côté boobu nga xamante ni lépp rek luy am si phénomène. foog mu am tur am sant. àdduna doxewut noonu ñun gëmuñu loolu. mais waratuñ dem daal philosophie yaa fi sës a tax a falu. waaw fondamentalement surtout avant yaa fi sës a tax a falu. maanaam waruñu tey boo xoolee structuration politique Sénégal. du ma nekk parti yëpp de mais ñi nga xamante ne ñoo fi fës. si wàllu politique am fi ay parti yi ñu ko mën a wooyee ba ñuy créer seen parti dañoo mer génn créer parti loolu moom musuta doxal mbir boo xoolee maanaam diggante président Ablaye Wade ak xëy na Idrissa Seck jotee la ki génn créer parti boo xoolee tey avant lu jiitu loolu ba AFP bañ koy sanc diggante Moustapha Niasse mer génn la parce que xëy Moustapha Niasse ak président Abdou Diouf. tey boo xoolee président bi fi nekk maanaam président Macky Sall. ñu bëgg ko ñu bañ ko maire génn la créer parti donc ñiy jongante tey ñi nga xam ne ñoo si gën a fës ñëpp lu nu fës ba élection présidentielle yi boo ko xoolee à part président Sonko. yeneen candidat yëpp ñu si yëpp astafurlah boo jëlee Idrissa Seck ak maître Madické Niang maire génn la créer parti. ñeneen keneen ki fi nekkoon président Issa Sall la ak Sonko nga xamante ne moom wax dëgg yàlla du ñu jàpp ne maire génn créer parti moo ko dugal ci politique xëy na am na benn philosophie boo xamante ne tey ba mu demee aussi à un certain moment donné de l'histoire il y a une rupture avec l'État. mais xëy na am na philosophie boppam boo xamante ne moom lay doxal moom la gëm yooyu nag laay wax ne tey plus ñuy dem plus la jeunesse est interpellée parce que dama wax ne si la jeunesse ne va pas vers le pouvoir viendra à la jeunesse. parce que tey président Macky Sall wala président yi nekk ci àdduna bi yëpp ñu ci yëpp buñ ko doon natt dinañ ñu magee ku ci nekk fukki at. mbaa gën kaa néew juróomi at même bu dee président Macron dina am leen loo xamante ne magee nañu ko. kon jafe-jafe amagul fii ak ñi nga xamante ne si ñuy mag ñoom ñoo fi nekk di jiite mais bu ñu fàtte ne dinañ dem ba benn jamono boo xamante ne war a jiite kuy première dame yow ak première dame yéenay war a bokk. at da ngeen koy bokk force. man ak kii jiite dañuy bokk man ak premier ministre dañuy bokk at dama ne su boobaa bu fekkee ne moom mooy nekk président na fekk ne na ma gën a bëgg réew mi. na fekk ne na ma gën a nangu liggéey na fekk ne tamit na ma xaw a ëpp xam-xam si yenn yi bu dul loolu rek échec la benn échec collectif lay doon loolu laay wax ne tey corps de métier bu nekk mën nga génnee nit ku xarañ koo xamante ne bu ñu demee ba tànn des ñu seet ki fi gën. parce que tant que ñu ne ki fi tane. maanaam yu baaxul yi la. mais ki fi gën ki fi tane. yi baaxul yi la. kon dee tane ne mooy la fa nekk baaxul bi fi gën mooy yu baax yi. waaw ñu am yaakaar di nga bokk ci ñi fi gën maître Arfan Ndao actuellement gis nga àdduna bi dañu nekk ci crise sanitaire bu métti boo xamante ni pratiquement réewu àdduna bi yëpp la laal actuellement mi ngi fii au Sénégal depuis 2 mois Covid 19 bi mi ngi fii bu ñu sukkandikoo ci test yu ñuy réaliser Sénégal dépassé na baaru 1000 cas yi yéen au niveau de la justice ban est-ce que yëg ngeen situation bi comme ñeneen ñi ni ñu ko yëgee ni mu affecté seen liggéey est-ce que crise bi laal na leen waaw wala déet naka ngeen koy dundee foofu ca tribunal. laal na seeni audience yàq na seeni maanaam ni ngeen doon amee ay clients amatoo leen xaalis ainsi de suite naka ngeen koy dundee. waaw lu metti la si wàllu liggéey bi parce que li tax may wax lu metti la mooy tamit dëgg la ñi ngi liggéey pour am lu ñu suturloo. mais am na tamit. quand même benn philosophie bi nga xamante ne mooy motiver ci liggéey. mooy combat bi ñuy wax pour la justice. te tey wax dëgg yàlla bu fekkee ne appareil bi nga xamante ne mooy déboucher dans l'exercice de la justice wala résultat bi fi ñu koy xaaree. ci justice tey appareil boobu moo grippé xam nga loolu jafe-jafe am loolu mooy lan moom mooy tey audience yi da ngay gis nit ku ñu defeere mënuñu koo àtte. da ngay gis nit ku def appel ñu war koo àtte. mënuñu koo àtte da ngay gis nit koo xam ne ci wàllu liggéeyam ci wàllu commercial ci wàllu leneen. nit tooñ ko mu war a mën a récupérer xaalisam mënu koo récupérer da ngay gis éventuellement nit koo xamante ne mi ngi loué nit war koo fay. mënu see jot waaye ñu ne tamit mënu koo génnee mënut a def dara. donc ñun tey tout est bloqué. lépp a bloqué. te blocage boobu dëgg la am na benn côté boo xamante ne nit ki bu amul audience mënu laa fay.
mais am na beneen côté boo xamante tam ni ngay dundee justice nit ñu jàpp nga bëgg koo libérer wala ñu tooñ nit nga bëgg a dem ci justice mu saafara loolu yëpp mënatoo ko def kon dañu bloqué c'est le système appareil bi ci boppam moom bloqué te appareil boobu mooy suñuy moyens yi ñu am donc le fait de ne pas pouvoir faire accéder à la justice ñi ko soxla mooy les justiciables parce que ñun mënuñ ci accéder parce que ki koy exercer mënu ko exercer sauf circonstance exceptionnelle loolu déjà lu metti la beneen côté bi nag kon tey avocat yi amuñ xaalis parce que amatuñ client non xam nga. non Arfan foog nga tontu ma parce que xam nga bu affaire yi di dox gars yi ñu leen di jiiñ fii viol ñii fii rey nit ainsi de suite kii ñëw ñu naan xaaral ma daw seeti Arfan jox ko xaalis voilà mu plaider ainsi de suite bu fekkee lépp a bloqué kay Arfan daa lay norme dootoo gis client avocat yi ñu ngi gis ay client wala gisatuñ ay client waaw bu fekkee parce que ñëpp bokkuñu tamit ni ñuy liggéey. mais bu fekkee ñi doon ñëw tribunal di fa mos ab tuuti moom. xam naa li ñuy mos wàññeeku na. maanaam. mais bon. xam nga tamit tey boo amoon 3 cas flagrant délit wala ni nga mënoon am 3 dossiers wala 4 dossiers yu bees. par semaine éventuellement. mais nii mënatoo ko am. parce que tout est bloqué. waaw loolu la bu audience amul mënoo. sa client jàll. léegi amoo client avocat yi kon instant bi. li dal commerçant yi ñoo leen dal ak ñoom seen ñëpp. li ñuy wax ne virus bi amul xaaj ak seen. les effets tamit amul xaaj ak seen de. mais man dégguma ci discours président Sall comme ça mi ngi wax dinañ jàppale nii même bu fekkee sax jàppale boobu entre guillemets dinañ si ñëw si kanam mais dégguma mu wax ni peut-être dinañ jàppale justice bi wala avocat yi ainsi de suite parce que comme ni ma ko xalaatee nii ni mu laalee commerçant yi noonu la war a laalee avocat yi ak ñoom seen parce que da ngeen def benn profession bu libéral clients yi di ñëw di leen fay xaalis ngeen leen di plaider donc bu fekkee loolu lépp dafa dem ba bloqué anoma kon avocat yi tamit ñoom soxla nañ ci ndimbal li ñuy wax wala soxla ngeen ko wala soxlawu leen ko. dugal moom métti. non Arfan nag foog nga tontu ma. non mais bu ñu waxantee dëgg. avocat yi moom li ma jàpp. bokkuñu ci couche vulnérable bi nga xamante ne en urgence. et en premier temps. ñoom bu ñu naan dimbal ñoom nañuy xalaat dimbali parce que tamit avocat yi bu ñu fàtte ne ñoom contribuer nañ ci fonds bi nga xamante ne moom nañuy dimbali nit yi. ci fonds bi nga xamante ne ñu koy joxe Covid-19 bi. ñoom joxe nañ ci 50 millions. yow participer nga yow Arfan. man personnellement. waaw man ordre des avocats li ñu joxe maa ngi ci biir. mais est-ce que yow mais naka la cotisation bi demee. ku nekk da ngay joxe après ñu ñëw jox président wala naka la demee. déet mais avocat yi am nañ ay. Arfan loo joxe. xam nga dawaa dégg benn waaye. Arfan loo joxe parce que Arfan bokk na ci avocat yi ëpp xaalis ci baro bi waaw. non demeewut noonu. mais am na ñi ñuy dimbali bi ñuy dimbali ñun. bu fekkee ni ñuy dimbaliwaate tamit bokkul ci li nga xamante ne moom la ordre des avocats yëkk di joxe ko nga xamante ne loolu effort national ñun li ñuy mën mooy ñi nga xamante ne ñoo ñu jege. parce que jege ñu ñun en tant que citoyen en tant que dëkkandoo. en tant que mbokk. côté social quoi. waaw nekkul ne dañu jege en tant que avocat wala ay avocat boo ko waxee da ngay dugg ci biir ordre parce que ordre moom moo yore baatu avocat yi. jëf bi muy jëf tamit. moom day engagé avocat yëpp donc tey bâtonnier bu demee jébbal loolu ci turu avocat yi la ko jébbalee maintenant nag nu fond boobu demee. xëy na détails yooyu man. mënoo ñu ci leeral dara. mën naa ci bañ a xam dara sax. xam naa ne daal def nañ ko au nom de l'ordre des avocats te ndamu avocat yëpp la. kon yéen couche vulnérable bi président Sall di wax avocat yi bokkuñ ci. dama ne te amatoo leen client. déedéet xam nga passe client yi bu ngeen doon am 10 instant bi 5 ngeen di am. wala 3 xam nga li ñuy wax mbas moom. moom ku ñëpp couche vulnérable nañ ci. waaye dafa am. bu ñu doon def liste tamit dafa am ay super priorité am ay priorité am ñoo xam ne dañu priorité même boo xoolee bu dara amoon ci wàllu droit. moo dégg naa Barthélémy Dias mu ne instant bi jamono bi amul ay ñii la laal ak ñii ñëpp la laal. affaire bi ci kaw la commencé ba ci suuf. waaw dama ne ñëpp président Sall sax war na ko yëg. dama ne ñëpp la laal. mais bokkul nu mu leen laalee. ak tamit coono bi mu leen di indil. urgence yi posé wu maanaam du bokk c'est-à-dire lépp loo gis rek am na stratification maanaam nga xamante ni. tey nii bu ñuy wax ne les couches vulnérables boo ko déggee baat boobu rek li ngay dégg mooy ndaw ñi ak femme et enfant loolu nañu tàmm di ko kon góor maam si li nga xamante ne ay coono la ak ni ñu ko war a sàmmee dañu njëkk wax mooy nañu sàmm ndaw ñi sàmm jigéen ñi après nag góor yi doog a ñëw
donte léegi jigéen ñi ñoom ñi ngi xëcc pour dugg ci groupe góor ñi kon couche vulnérable bu ñu demee ba ci kanam xëy na xale yi lay doon. boo demee tamit. ci beneen domaine contexte boo gis rek am na leen benn réalité bi fay dox. yéen mënoo leen nekk priorité. man de su ma doon dogal du ma jàpp ne avocat yi dañuy nekk une super priorité. donte nag ku ci nekk am na ñu nekk ci ginnaaw ñoo xam ne yow boo dul priorité sax ñi nekk ci ginnaaw dañuy nekk priorité mais comme intérêt national lañ wax nañu jéem a xool ñi nga xamante ne tey bu dara dul dara sax maanaam pour ñu mëtale day jafe. bu dara dul dara parce que c'est pas du contexte bi rek ngay xool da ngay xool li nekkoon avant contexte bi affaire bi ñëw tegu ci kon waaw li ñuy wax ne tey bu ñu nee nit may na ma kooku lu darajam gën a kawee rek ñu jàpp ne lim la may bëri na léegi bu ñu nee tak coono dal na ay nit kooku tamit xëy na li mën-mënam gën a suufee rek ñu jàpp ne mooy gën a dund problème boobu kon dañuy lépp loo gis surtout si wàllu politique ak yu demee nii dafay am ay super priorité am ay priorité am loo xam ne c'est pas prioritaire tey boo xoolee li ni ciy dund yëpp lu essentiel la maanaam amul lenn loo xamante ne essentiel futilité waaw kon ni muy amee noonu tamit nga xamante ni si biir dunduñ wi am na lu prioritaire lu super prioritaire ak lu prioritaire donc kon si dimbal nit ñi nga xamante ne ñoom si ñoo bokk dund boobu am na ñu prioritaire ñu super prioritaire ak ñoo xamante ne prioritaire na voilà donte nag ñëpp duñ si yem maanaam avocat yëpp duñ yem àtte maanaam gox-goxaan yëpp duñ yem àtte waaye ñu xam ne rek loo gis rek am na ñu ko gën a yeyoo am ñu mu yell si ñoom am na ñoo xamante ne xëy na du defal leen ko du taxawaay farata léegi Arfan am na ñuy wax ne si Covid 19 bi ak law beeg rassemblement yi ak suñu prison yi ni mu tëddee fii Sénégal ñëpp xam nañ ko mu nekk prison yoo xam gis nga tout le temps les droits de l'homme dañ koy dénoncer am na ñu naan nañu libérer prison yi ci jamonoy mbas bi yow loolu loo siy wax est-ce que loolu idée bu baax la xam nga dafa am loo xamante ne si wàllu démarche lay doon lu ma la wax sànq ne loo gis rek am na logique bi koy doxal jàpp nit ak bàyyi nit mus ñu ko teg si logique gu mbas kon logique gu mbas mënul ñëw nekk critère u jàpp wala bàyyi xam nga tamit dëkk bi il faut ñu am une certaine rigueur dans la démarche te loolu moom soo xamee fi bu baax a baax bu ñu gis nga ni daal yooyu wax yooyu taxawul déet am na loolu ay nañu libéré prison yi ndax mbas bi am na ñu ñëw wax ne nañ def xawma sax amnistie mbas lu mu bokk ak amnistie mais ça n'a rien à voir dañu war a bàyyi dàq ginaar waxaale si soxla tey mais on a vu le cas de Hissène Habré de l'ancien président tchadien gis nga moom libéré nañ ko libéré wuñ ko non maanaam génn nañ ko ci kaso bi waaw génn ko këram di ko garder prétexte bi mbas mi la waaw mais loolu xel mën na koo nangu c'est-à-dire ce n'est pas le critère exclusif mais c'est un critère déterminant pour apprécier traitement de faveur tamit par rapport ak lan non traitement de faveur boobu moom bu fekkee ne am na ko amoon na ko balaa ñu koy jàpp parce que boo nee ici après lu mu munti doon tamit waxoo Samba Ndiaye waxoo Ndiogou Faye loolu dañ koy d'accord ne balaa ñu fa doon dugg nañu bokkul woon statut kon ci biir traitement amul kenn koo xam non amul kenn koo xam ne bañ lay àtte dañoo créer des juridictions des chambres africaines extraordinaires bu fi amee nga wax ma ko mais ki jar ay réew mbooloo créer une juridiction pour àtte la mais kooku nan nga mën a wax ne yow wax ñeneen yéen a bokk moom laay wax la rigueur dans la démarche tant que génn ñu si manque de rigueur boobu dañuy xaw a saafonteeg lu ñuy wax naafiq parce que amul kenn ku ñu dajale ay kon mënul bokk. mënuñu bokk musuñoo bokk jàpp benn ancien président ak jàpp benn sénégalais lambda mënu nekk benn ancien ministre ainsi de suite. non mënuñoo bokk tamit. ci biir même ci au niveau de la justice même au niveau de la justice boo demal Côte d'Ivoire tey par exemple rek laa lay jox ñaata nit nañ leen jàpp àttee leen foofu tey am na ñoo xam ne bañ leen jàppee dañ leen yóbbu Europe pour àttee leen foofu mais bokk ñu woon avant ñu leen di jàpp bañ leen jàppee bokkuñu buñ ci noppee duñu bokk. amul kenn koo xamante ni fii boo ñëwee si cadre Sénégal bañ la bëggee àtte nga nekk citoyen lambda dañoo créer cour de répression de l'enrichissement illicite. kon kañ fa doon àtte bokk leen woon balaa ñu leen di jàpp bañ leen jàppee bokk leen te bu ngeen ci noppee du ngeen bokk foog ñu xamante ne tam benn nga jàpp ne yàlla daa bind te yemalewul ñaar tamit wa ilaa nga jàpp ni lu mun di xew nit ci bu ngeen bokkul situation mun leen bokk àtte. kon affaire Hissène Habré yow ànd nga si. non ànd naa si à partir du moment. logique bi niñ ko defee. non autorité légitime bi moom moo ko jël. critère d'appréciation yi muy soumettre pour taxaw si kaaw Hissène Habré ak conséquences yu siy am su fekkoon ne tey dañoo sàggan ba ki nga xamante ne africain yi. ñoo ko dénk Sénégal pour mu àtte ko bu ñu sàgganee ba kooku jàngoro dal ko lu ñuy rendre compte
mais africains yi nañuy rendre compte monde bi nañuy rendre compte kon su fekkee ñoom dans leur libre appréciation jàpp nañ ne kii kat nañ ko yóbbu këram. xam ne jël nañ matuwaay yëpp libéré wuñ ko waaye jël nañ matuwaay yëpp ngir jàngoro bi bañ koo dal ñoo xam ne jël nañ ko ndax dénkaane la bokkul ak sa alali bopp dénkaane nag da nga siy def ci kéemtalaay kàttan. encore une fois gannaaw moom nañ dénk pour mu àtte ko dinañ ci d'accord ba ñu gis ne. maam li mu def safaano ak yoon ak yelleef yi mais quant à wax ni léegi konaaw déplacé nañ kii nañ déplacé ñëpp na fekk ne kii yem ak ñëpp bu kii yewuleeg ñëpp les dispositions ñuy jël mënut a bokk il faut pas aussi ñuy laaj nit yi li nga xamante ne du ñun suñuy àq waa ñoom du seen warteef loolu day indi réeróo. yow léegi d'accord nga ci ni ñu kii Hissène Habré pour un laps de temps mais d'accord aussi ñuy wax nañu libérer prison yi ndax mbas mi. c'est clair. non nañu libérer prison bi ndax mbas bu fekkee ne non tey gis nañ fi barki démb la braquage en plein jour braquage en plein jour maanaam ci mbas bi nga xam ne nit yi ku si nekk yaa ngi wut loo sàmmee sa bopp nga boole mbas boole weeru koor nit mën a am xalaatu maanaam génn di def braquage bëccëg loolu doy waar la mais kooku su fekk kooku tey parce que ñu jàpp nit ñu ne ñu génnee ko moom ñu jàpp ko ñu ne jarul ñu ko fay yóbbu moo yema ki ñu jàpp génnee ko ak ki nga xamante ne dañ koo war a jàpp bañ koo yóbbu prison ñoo yem at donc bu ñu jàpp rek ne comme mbas am ne rek nañu jël gars yi sànni leen ci witi c'est que nag bu fekkee ni ñuy mënee bu fekkee ne jot gi mee ne ko ak tal gi parce que kenn xamul bouleversement yi dans les services ñu ku nekk ñu xool sa cas seen ndax war nañ la mën a génnee loolu man d'accord naa ñu def ko au cas par cas mais bu mu nekk benn mesure d'ordre général bi nga xam ne day dégénérer waat ci beneen insécurité parce que crise bi dafa nekk une crise multidimensionnelle. voilà Arfan maître Ndao gis nga actuellement Sénégal ñu ngi ci couvre-feu malgré mesures yi ñu jël parce que bi ñuy jël couvre-feu bi léegi mu mat ci 4 mai bi sax la war a jeex xaw ma dañ koy renouveler ainsi de suite yow naka nga gisee loo couvre-feu 20h ba 6h du matin mais gis nañ ni terewul depuis ñu jël couvre-feu bi cas yi mi ngi wëy di law am na ñu naan sax couvre-feu bi amul sens am na ñuy wax ay confinement ainsi de suite yow lan ngay suggérer pour faire face pour yow lan mooy solution parce que bu ñu waxee ay affaire confinement tamit foog ñu dem xool lu am France wala ñu xool lu am Italie par exemple parce que ñooñu def nañ confinement presque 2 mois mais gis nañ ni ñu ngi confiner nit ñi mais nit yi terewul ñu ngi wéy di dee est-ce que yow jàpp nga ni confinement solution la parce que actuellement def nañ couvre-feu terewul malgré si test yu ñu am cas yi ñu ngi gën a yokk chaque jour on est à 9 décès liés au Covid-19. waaw loolu moom li ma ci wax xam nga bu débat amee. c'est pas une fin en soi que ñu wax ne d'accord naa wala d'accorduma mais li am solo mooy bu fekkee ne d'accordoo nga wax lan moo tax d'accordoo te da nga ko junj sànq sa biir wax. ñi nga xamante ne def nañ confinement muy France muy yeneen dëkk yi. li yàlla dogal ñu am ko ci ay nombre de décès dañuy wax ne boo demee États-Unis maanaam guerre Vietnam la fa faatu ci ay nit sax maanaam ñi faatu ci Covid bi moom moo mën a ëpp tey nga dem France ñaata cas de décès nañuy wax xam nga fii dañuy wax ni 9 décès en 9 mois te am na mu ko mën dégg ci benn en 2 mois démb mu ne benn décès sax ëpp na waaye nag décès moom décès danañ ko jàppee noonu mais da ngay Italie am na ay jour 2400 maanaam ay 2400 2500 décès ngay dégg par jour. par jour. nga xamante ni tey ñoom ba ñu demee ba am moins de 2000 décès maanaam satisfaction résultat encourageant nañu wax. kon il faut ñu jàpp ba tey jii am na ñuy France su amee ay 200 décès par jour sax nee na affaire bi mi ngi wàññi résultat encourageant ñu wax ne la courbe mi ñu wàcc. courbe bi mi ñu wàcc donc bu fekkee ni continuer na nii ñoom sax le 11 maanaam ñi ñu tëjoon dañ leen di bàyyi ñu génn mais ça veut pas dire qu'ils sont à moins de 25000 morts ñun yegg nañ si peut-être 1000 cas de Covid bugguma xëy na ñu jàpp ne dañuy oyofal mbir yi parce que dafa xaw a situation bi dafa xaw a complexe mais danoo nekk ci situation exceptionnelle mais mënuñu nekk ci situation exceptionnelle ba pare ñu bëgg di raisonner comme bu fekkoon ne dañoo nekk ci situation normale situation exceptionnelle bi dafa dugg Europe presque tëj ko xaw kar jaxase te ñoom fekkoon na ñoom ñoo ñu gën a taxaw fekkoon na ñoo ñu gën a dëgër économiquement ñoo ñu gën a structuré ñoo ñu gën a mën a appréhender
ñi nga xamante ne ñoom la ñuy jiite. bu dee système de sécurité sociale. ñu préparé wu ci ay catastrophe ainsi de suite. mooy ni ma la wax ne balaa catastrophe bi di ñëw. ku nekk ni mu toogee woon. noonu lay dundee catastrophe bi. mais dañu gis ne catastrophe bi entre guillemets en tout cas la pandémie amul benn lu ñuy wax ne causalité directe. nga xamante ne day nekk benn 1+1 = 2 façon équation bu nekk nit ñi ngi koy def. pour mën a wut solution. mais terewul ne mbas bi moom li muy def mooy dafa attaquer santé dugg ci biir santé nit ci attaquer la mortalité. nga xamante ni nit ñi ngi faatu donc lu ñuy bañ mooy nit ñi di faatu ci façon bu jéggi dayoo. mais mesures yi ñu jël toutes les mesures de peut-être de mise en quarantaine parce que boo xoolee ñi njëkkoon jugee Chine dem France dañ leen mettoon en quarantaine ci benn hôtel pendant 15 jours. ba ñu paree ñu génnee leen ñu feete médecins yi ñëw ñëpp way gars yi ñu libéré leen ñu dem léegi fan nañ mujjee tëj seen frontière waxuma sax jël ay nit def leen en quarantaine. kon ça veut dire que même ñi ñu doon surveiller terewul ni mbir mi dugg ci na kon amul benn causalité immédiate. tubaab yi xamuñu ni mbir mi demee américains yi xamuñu ni mbir mi demee gis nañ ni nit yaa ñi faatu kon ni ñuy taxaw pour ñoom pour def ko. mooy ni nit ci bañ a faatu nag voilà budde moom mën ta ñàkk c'est-à-dire foog mu am mais nañu fexe ba bu dee dañoo jàpp ne mbas bi ni muy def jéggi na dayoo te ñoom mënuñu koo bañ parce que ku mënoon bañ ko. comme mënuñu ci dara dañuy nekk dans une stratégie de réduction des risques. mooy risque de contamination de nouveaux cas ak rythme de décès. des cas déjà contaminés suivant que mu nekk des cas graves ak des cas moins graves. ba pare yokku c'est-à-dire wàññi risque mu ñu muy dal wàññi risque mortalité bi parce que looy wàññi risque bi rek mooy mënoo koo bañ. et dañuy wax ne le risque n'est jamais nul en termes de probabilité xëy génn sa kër rek risque la. donc da ngay réduire risque yi. risque am accident mooy nga génn takk bu dee da ngay dawal oto nga takk sa ceinture. topp code de la route. mooy xuloo mooy def li nga war a def yëpp. kon ñun si jamono boobu nañu war a nekk mais def li nga war a def yëpp pour am benn résultat mais li nit yi di def pour am résultat mooy réduction mortalité réduire ñi muy wàll ak yokk guérison bi amuñu benn équation de causalité directe. même pour remède bi ñuy wax ne moom mooy faj microlykine y a un débat boo xamante ne ci biir France ci boppam des Français dañuy opposé à d'autres Français sur la pertinence de la chloroquine dans le traitement kon loolu mooy causalité directe bi kenn amugu ko làmbatu ak réduction de risque nañuy nekk donc avantage yi nekk ci chloroquine bi mooy ne utiliser ko mën na favoriser la guérison plus que bañ ko utiliser nga dem ci côté boobu tëj nit ñi ñu bañ a génn mën na favoriser wala réduire les risques ñi wàll ñeneen ñi puisque nun ko yaakaare mais ñi ngi tëj français yi italiens yi ñi ngi tëj nit yi di gën a faatu en tout cas en termes de comparaison plus que ñun te ñoom dem nañ ba ñi nga xam ne ñi ngi commencé ibbiwaat. waaw te ñu ngi tëj ne léegi dañuy commencé. non foog ñuy ibbi parce que tamit dafa am lenn loo xamante ne. nga dékku ko benn mooy ko comme koor gi ñu nekk rek. maam suñu xaritu mbekk yi mën nañ koo dékku benn fan ñaari fan ba fukki fan ak juróom-ñeent ñaar fukki fan ak juróom-ñeent. mooy 29 jours. mais foofu gars yi dañuy commencé xoo. am na ñoo xamante ni gis nañ soxlawuñ sax ñuy gis. nañ dégg rek ne am na ku ko gis. fële guddi yi si ginnaaw nangam sangam. ñu génne la ay théories yu kenn xamul ne en tout cas benn jullit nee na gis na ko donc ils sont moins rigoureux parce que pour lan li ñuy dund ci moment boobu. mooy tax ñu bëgg a jàll ci beneen situation. ñun tamit loolu daf ñuy dal ci wàllu analyse léegi boo xoolee ne am na loo xam ne mën na ko dund 15 jours nga ne garaawul 3 semaines nga ne garaawul 1 mois nga ne garaawul mais boo ko naree dund 2 mois lépp tëju tu es obligé de changer de perspective de réflexion. xool leneen da nga wàññi génn gi jafe-jafe commencé am parce que tey. quoi qu'on dise dama ne jox nit benn saa li ñuy wax ci super priorité yi. tey ñi nga xamante ne naka. parce que c'est ça parce que nee nañ bu confinement amee sénégalais ku leen di jox luñ lekk ak luñ naan. non ça pose problème. loolu sax lenn la mais surtout. surtout que comme première étape bi ñu doon wax est-ce qu'on est sûr que bu confinement amee résultat bi ñu bëgg dinañ ko am. parce que fu mu ne nii tamit bu la dara dalee nga naan benn dose fajuwoo nga naanaat ñaari dose ci même mbir mi taxul nga wér. mais boo si naanee ñetti fan nga jëm mën ngeen di sa bopp beneen jafe-jafe parce que fu mu ne nii dañoo wàññi génn gi ñu gis na nit ñi commencé sooxe ñenn ñi yaa di jox lu ñuy lekk mais boo ñu bëri seen liggéey yàqu taxaw donc léegi boo tëjee nit yi bu fekkoon ne da ngay tëj nit yi nga am garantie à 100% parce que Europe tëjoon nañ nit yi ñu am garantie à 100% que wér nañ avec une causalité directe scientifiquement démontrée kon nga ne kon naa tëj nit ñi 15 jours
léegi comme ça lii Europe am ma am ko. mais Europe tëj nañu ñaari weer. te ñaanoo tëj nañ ñaari weer te ñaanoo yàlla génn wàll leen dal la te ñoo la ëpp moyen ñoo la ëpp pexe kon tamit dañu nekk ci benn situation boo xamante ne dafa laaj discernement mais surtout laaj courage yu lan courage yu décider pour ce peuple li nga jàpp ne ci kéemtalaay kàttan ak sa aqulaay taala moom moo gën ngir sàmm tamit tous les équilibres. parce que jël ñaari saaku ceeb jox ko benn famille wala jox ko ay famille mais kooku bu fekkee ni li tax nga ko koy jox. wàññeekuwul dafa yokku da nga ko war a joxaat weer bi ci topp bu fekkee da nga ñëw sama kër jox ma saaku ceeb ak diwlin. ne ma parce que génn gi daa wàññeeku te xam naa ne yaa ngi ci coono bu saafara amul ci ñaareelu weer bi dama ko war a joxaat te ki ko mënoon avocat bi ko mënoon ci misaal ma tooñ sama confrère ñi ko mënoon ci weer bu njëkk bi. di fay ay salaire du mën na am sax. liggéey ñu di fay ay salaire di fay loyer di fay lépp nga def ko benn mois amoo rentrée d'argent nga def ko deuxième mois amoo rentrée d'argent mais yow c'est personnel boobu da ngay obligé changer sa rapport ak ñoom. mais ñoom kon nit yi dañuy dugg ci catégorie bañ a nekk privilégié dans l'aide mën a dugg ci super privilégié mais fekk ñi nekkoon ba pare super privilégié. mais kon la viabilité de la politique de don alimentaire dañ ko war a xool en rapport ak mesures yu ñuy jël pour la gestion de la crise à moyen terme. léegi 1 minute rek ci tranche sociale bi ndox ak courant bi pour benn facture ndox ak courant yow loo ci xalaat. buñ ko defee ak tranche sociale li ñu fay dafa néew de Arfan. waaw waaye problème jafe-jafe bi mooy. parce que loolu xëy na dañoo def ay efforts dans la mesure des moyens. li fi ne. mais li tax ñu def ko bu fi jugul léegi naka nañuy def. dañ ciy yokk ñeneen. wala dañuy yokk tranche bi. d'où la pertinence des mesures yu ñuy jël man li ma gënoon a jàpp ne moom lañu war a def mooy tey te du sama xalaat rek ndax dañuy waxtaan ak nit itam di jàng ci ñoom li ñu waroon def mooy tey li nga xamante ne man waxoon naa ko ci biir waxtaan mooy ñu jël am lenn loo xamante ne. daan presque. dañuy wax ne nit kiy fay. ak catégorie boo munti doon lu nag ki ko mën ci tranche yi boo jëlee sa facture di nga am lenn loo xam ne di nga ko fay waaye boo demee ba ci fayukaay dina am lenn loo xamante ne tey dinañ la ko réduire. nga xamante ne tey ça te permettra nga régler benn problème mooy appréhender flux bi nga xamante ne moom la xaalis di dugal ci Senelec. nit ki ngay dimbali ak ku mu munti doon tey su fekkee comme ni ñu wàññi woon loyer par tranche ñu ne kuy fay ba léegi bi wàññi nañ la 10% mais boo demee ba fee dinañ la defal facture mais dinañ wax ne wàññeeku na 10% et ça permettra à l'État su dee soxla na ko mu am un mécanisme de contrôle sur les rentrées ñaata muy dugg Senelec par mois. li nga xamante ne moom moo ñëw en réduction des factures qui ont été payées nga subventionné ko Senelec directement tey boo jëlee dund bi comme ni ñuy wax nga wàññi ko à la source parce que ñun dañu am benn problème. mooy amuñu un système formel pour appréhender ñi mën a dimbali. c'est ça le problème foog ñu laajte ay ndimbal bi kii mais foog ñu laajte te état jëflante ak ay population warul tegu ci laajte ci ay base de données yu leer ay statistiques yu loolu war a doon man maa ngi doon wax tamit ba tey ci biir waxtaan ma ne bu fekkee ne dañuy wàññi. tey nañu wàññi ceeb bi niñ ko doon jaay parce que falaa bu lii jeexee nit yi fa ñu daan jënd ceeb nañuy dellu di jënd ceeb fa dañ ko doon jëndee avant. et puis grande famille nga jox ko saako ceeb peut-être benn weer lay durer. après mu jeex donc jëlal nga wàññi sur les agrégats nga wax ne à partir de telle période parce que xam nga war nga xam stocku ceeb bi dugg. à partir de telle période ceeb kat lii laa bëgg ñu koy jaayee nañ ci wàññi nangam. léegi si grossiste yi ñoom képp ki nga xamante ne tey subir nga un préjudice. si wàññi bi ñu wàññi ceeb bi état mën na la rembourser loolu si kaw nga wane facture bi nga jëndee ak facture bi nga jaayee bu fekkee ne à partir de telle période. mën nga wane li nga jot a jaay sur la base des factures état mën na la compenser loolu. mais ça permettra nga xam tamit flux wu ñuy jaay. tey boo wàññi woon certaines denrées si petit bi nga responsabiliser. gis nga ne daal état dafa waroon wàññi denrées de première nécessité yi. pour deux choses. moom mooy c'est plus pratique. bañ a am xàjj ak seen si ndimbal bi. parce que tamit mbas bi amul xàjj ak seen si ñi muy dal ñi nga xamante ne ñoo doon fay nit yi da leen di dal nit yi doon fayeeku. fañ doon liggéeyee tamit da leen di dal donc nga généraliser l'aide mais deuxièmement nga appréhender. sur des bases économiques au niveau des collectivités ñi nga xamante ne ñoo fa nekk ay opérateurs économiques soo wàññi woon tey suukar bi ne ki nga xamante ne sur présentation de facture jaay na suukar bi à un coût man na dem ci mairie bi recensé wu foofu li nga ko fay remboursé ñu remboursé ko mais ëllëg ci biir mairie bi dina xam ku fi nekk ku fi am boutique fan la nekk.
bu lii jeexee. dina tax ñu am ay statistiques yu leer. bu lii jeexee bu fayul nga dem ñëw ne ko yow ñëwoon nga fi ñuy jox ay réduction te dinañ la laaj facture bi nga jëndee ñu profiter ci tracer tout le circuit économique kuy jënd ñu ne la indil facture ñii ngay jaayee. indil facture bu fekkee da nga jaay lu yées loolu ñu remboursé la mais di nga ko appréhender. léegi temps bi jeex na maître Bocar Arfang Ndao ñu laaj la dernière question ci dégg nga sànq sax yaa ngi koy jund affaire chloroquine dina faj Covid 19 wala dina ko traité ainsi de suite dégg nga professeur Moussa Seydi nee na patient wala maladie yi muy traité Covid chloroquine seen wér mooy gën a gaaw gis nga tamit ñu temps yi ñu ngi wax coowal artémisia suñu mbokk malgache yi ñoo ko génne lan mooy si sa xalaat même bu fekkente ni amaguñ vraiment vaccin wala loo xam ni carrément dafay faj feebar bi am na ay remèdes yu ñuy génne à gauche à droite chloroquine artémisia lu si sa xalaat par rapport à ça. waaw dafa am leen lu ma leen waxoon sànq. mooy ne ñi ngi liggéey ci ñaari liggéey bi noonu ko jàppee ci ñaari pàcc la. ñi nga xamante ne jàngoro bi dal maanaam ñi jàngoro bi dalul ñu liggéey ci ñoom. pour mu bañ leen a dal. mooy distanciation yi ñuy wax ak yu demee noonu. ñi nga xamante ne dal na leen ñu def ci kéemtalaay kàttan pour ñu mën a wér. dañuy wax ne la proportion est preuve d'intelligence tey pour bañ nit ci nit mu dal ni mu dalagul am nga jàpp nit yi tëj leen kaso du ko jar. kon loolu ce serait disproportionné. kon on a une certaine idée de la proportion sur les mesures à prendre. nañu essayer nañu jéem a chaque fois ñuy jël décision ñu jéem a rester dans des proportions viables. à moyen terme ñu bañ a raisonner à court terme parce que kenn xamul kañ la. temps bi jeex na loo wax ci artémisia bi. mais artémisia bi mooy benn ñi ngi ci beneen pàcc bi. mooy ñi mu dal ñu seet lu leen di wéral ak dugal ko ci contexte ñi mu dalagul ñu seet ndax mën na nekk benn remède préventif. mais wax naa la sànq ñu ngi ci benn crise boo xamante ni kenn amu ci benn causalité directe. chloroquine sax amuñu ci causalité directe dañuy làmbatu. mais booy làmbatu tamit da ngay jël benn échantillonnage am benn base de travail wax ni ci ne parce que li gën a indi jafe-jafe yi mooy kenn amul benn explication scientifique ci li ñuy dund. ba nit ci mën a retrouver wu bu kaay yokkee doo wax ni ndax test yi nañu yokk. doo wax ndax lii la doo wax ndax lii la y a pas un échange fructueux sur cette question dañuy ñëw rek mel ni ku la jox ay résultats examen boo xam ne du jeex te waxuñu la mat nga war a gën a travailler waxuñu la français nga war a gën a travailler jàll nga wala jàlloo rek wala amoo moyen nen lay wax mais dafa war a am une explication boo xamante ne tey lépp luñ ciy décider ñu ne kat gis nañ ci ni mbokk Madagascar yi indi nañ garab bi njort nañ ne war na mën a dimbali nit waaye nag gannaaw médecins yi d'accord gun ci mënuñ jël responsabilité di ko jox ay nit dinañ jël diir 3 semaines pour xool ko bu fekkee ne am na ay volontaires ñu jéem ci liggéey ak ñoom pour ñu tester ko ñoo xamante ne feebar bi dal na leen su fekkee ne loolu am nañ ci lu probant ak suñuy médecin dinañ seet nuñ ko mën a yaatalee parce que fu mu ne nii kenn raisonné tout à court terme on raisonne à moyen terme et pour man moyen terme mooy fii ak 6 mois donc lépp lu mën a réduire mu wàll nit yi war nañ ko mën a essayer lépp lu mën a wéral tamit si ñi mu dal war nañ ko mën a essayer mais en restant dans des proportions scientifiquement acceptables. voilà maître Bocar Arfang Ndao ñu bàyyi la nga tàggatoog auditeurs yi ak suñu mbokk intérieur notes yi ñu doon suivre ci live Facebook bi. waaw xanaa benn rek li xëy na tamit ba ñuy tàmbale jaaruñu foofu di ñaanal nit ci kooru jàmm te bo ñu yeggee foofu rek mooy tamit ñuy fàttali nit ci ni tamit ñun yàlla wërsëgalee na ñu doon xeet wala pays boo xamante ne ñi fi gëm yàlla moo ëpp ñi ko gëmul kon ñu delloo suñu xel ci yàlla ci lépp lu ñuy def te ñaan yàlla tamit mi fi indi koor gi te ñu koy topp ci woor bi moom moo fi indi feebar bi maanaam ñu koy ñaan mu teggin ñu ko te ñi nga xamante ne mooy suñu njiit yi maanaam mu leeral leen ba ñu xam fu ñuy teg suñuy tànk ba nga xamante ne bu fi mbas bi jógee it leneen lu ko gën a yées ci ay coono du fi am kon mu taxaw leen maanaam may leen lu ñuy wax clairvoyance maanaam askan bi tam ñu may leen ibbeeku xel ba ñu xamante ne ku ci nekk fu mu ne nii bëggoo jàngoro bi dal la mbaa mu dal say mbokk kon nañu njortu ne lépp lu ñuy digal ngir bañ jàngoro ji mu dal ñu ku ñu nekk suñu jëmmi bopp la amaana nag am nañu joxe suñuy xalaat ngir tamit temps bi jeex na waaw ñu koy remercier waaw
bu baax a baax maître Bocar Arfan Ndao nekk avocat à la cour en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax a baax waxtu bee ñu xoj di remercier auditeurs yi Léon Paul Mendy ci technique bi émission bi ngeen mën koo dégluwaat ci suñu site internet www.rewmi.com www.rewmi.com Ndeye Comba Moreau di leen wax kon samedi prochain beneen émission beneen thème ak beneen invité encore une fois di remercier suñu invité maître Bocar Arfan Ndao nekk avocat à la cour jaa ngeen jëf